sujet boo xam ne ba tey daf ñu lié ak la colonisation moo nekk le franc CFA te yéen FRAPP France dégage ngeen si xeex bu baax kii di Ousmane Sonko mu ñaan benn autorisation de sortie déposé ko foofu lee si excusez-moi kanami juge bi nga xam ne moo yor dossier parce que dañ ko invité si sommet Lomé bi nga xam ne dafa war a wax rek par rapport ak lii di France lii di franc CFA ban lecture ngay def si dépôt beeg yooyu. lecture bi ma ci def moom mooy gis nga mandat de dépôt ñun xam nañ ko bu baax a baax. mandat de dépôt mooy réewul fii. maanaam. voilà mënuñu laa tëj. est-ce que aussi moom nekk di def provocation quand même. mënuñu laa tëj. déedéet ñiy def provocation mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jox mandat de dépôt tamit chef de parti. yaa ngi dégg bëggoon téye ay loxoom. mais le fait que aussi. mu yow koo xamante ni carrément il est placé sous contrôle koo xamante ni da judiciaire ngay joŋanteeg moom lan lañ fay waxtaanee du mbiru Ousmane Sonko. du mbiru Massamba du mbiru Mademba. mbirum Afrique la suñu continent bi. yaakaar naa ne président Macky Sall moom moo waroon jox sax Ousmane Sonko avion de commandement bi. ni mu koy joxee Lions yi bu ñu dem di football yi. dugal ko ci avion de commandement bi mu dem fekke ji ndaje moom nga xam lañ fay waxtaanee. lépp njariñ lay nekk ci Afrique. n'est-ce pas ñun noonu la ñu ko gisee waaye ku xam président Macky Sall position am ci CFA bi amul sax position parce que moom incolore la. couleur bi mu jël nag couleur Macron moom ak Ouattara ñoom ñooyam. déet waaye yaakaar naa ne li mu war a def moom mooy. ndaxte gis nañ fii ku mel ne Ousmane Ngom. def ko contrôle judiciaire. voilà mu ànd ak moom ci avion de commandement bi voyagé. gis nañ fii Omar Sarr mii. tey nekk ci wetam ñu interdit ko de sortie du territoire mu jël gaal génn dugaat biir Sénégal coow jubul. te fu mu toll nii sax wàllum apaisement la ñu woote quand même. waaw te comme foofu lañ jëm te lañ fay waxtaanee jëmul sax ci Massamba wala ci Demba Mademba fi mu li mu jëm mooy njariñu Afrique ëllëgu Afrique ak suñu rapport ak franc CFA bii nii yaakaar naa ni comme ni ma ko waxee sànq Macky Sall bu amoon élégance républicaine. bett nit ñi au moins benn yoon ci diir bi fi nekk yëpp day jël lii di avion de commandement jox ko Ousmane Sonko mu dem ci sommet boobu ñëwaat. découpage de certaines villes de certains quartiers de Dakar ñu bëri jàpp ne dafa am coloration politique est-ce que da nga ne partagé loolu yéen waaye. waaw xam nga ni naan ku ndobin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw Macky Sall li muy def yëpp ay njuuj njaaj la maanaam du def dara ngir dara c'est-à-dire deful dara ngir askan lépp lu muy def boppam la ci jiital ak ay ñooñam yaakaar naa ne looloo indi tey élection yi nga xamante ni foofu la opposition bi lajjee li nga xamante ni moom la fi def fexe ba élection yi agenda bi moom moo ko téye. mais de toute façon jàpp na date yi loolu pouvoir kii moo ko may président quand même. 2014 parce que déjà ñoom ils sont pas d'accord sur le fichier. c'était à lui de trancher quand même. kan moo jaxase fichier bi kan moo salfaañe fichier bi kan moo trafiqué fichier bi muy 2017 rawatina ci 2019 bii nii. Macky Sall mais vous parlez de trafic un mot assez chargé quand même te am na ay experts internationaux yoo xam ne ils sont neutres. bon experts internationaux ñoom amuñu xanaa ay experts internationaux jël xalal askan wi lambaaje jaxase fichier bi. doxale ko noo xamante ni mais loolu opposants yi ñoo ko demandé woon quand même. loolu déedéet opposants yi demandé wuñu woon loolu. lan lañ demandé. 2019 bi ñuy dem. opposition bi dañoo laaj fichier bi pour mën ko auditer mu lànk. opposition bi ne ko élection yi ngir mu tëddee njaaxaanaay ki nga xamante ni moom mooy ministre de l'intérieur bu mu ko organiser mu ne du ma ko def lii yëpp la jóg Macky Sall la Macky Sall tële na sax ci organiser ay élection ni ko calendrier électoral maanaam loi bi moom mi nga xam moom mooy le gardien des lois le gardien de la constitution nga xam ne moom moo war a sàmm li nga xam mooy atte yi moom moo loi électorale moom moo ko njëkk a salfaañe ndaxte ñi nga xam ne ay maire lañ seen mandat mi ngi jeexoon depuis 2019 waaye boobu ba léegi élection Macky Sall mënu ko organiser ba léegi Macky Sall mënta organiser élection parce que bëgg ko organiser moo tax bu ñuy wax naan réew mi na jàmm am Macky Sall mooy nitu fitna Macky Sall ci bopp moom mooy nitu fitna moom li mu xam mooy xam lan la xam liñ ko wan ci mois de mars bii nii looloo tax mu nekk nit génn wax ak nit ñi xamul leneen faalewul kilifa diine yi faalewul constitution faalewul loi électorale faalewul dara amul benn élégance républicaine Macky Sall li mu xam moom mooy moom ni mu mel nga fekk ko ci moom mooy weñanteeg moom ay moustache ba buddi ay moustache am bu boobaa dina mën a reculer nekk nit looloo indi tey may wax ne dama koy tooñee ñi nga xam ñoom ñoo bokk ci langue pouvoir bi ne leen tey jii
bu fekkente ne ndaw ñi te ngeen jiitu ci ndax xam nañ ñun recrutement bi ni muy demee. ñoom ci boppam dañ ci am ay quota seeni ndaw la ñuy njëkk a utal ay liggéey. recrutement ban. recrutement 65 000 emplois yi. 450 milliards ñu teg à 350 milliards. kan moo koy saytu est-ce que xajal nañ société civile pour ñëw saytu ko est-ce que ibbil nañ wunte yi ñii di waa opposition pour ñu mën a xool sur quelle base la ñuy defee. mais déjà avec. sur quelle base la ñuy defee recrutement yi. amoon na fi mais avec DER bi le président de la République il a été clair képp ku ñu financé dañuy publier. dama ne la DER bii ngay wax nii kan moo ko njëkk a ŋàññi maire yi bokk ci ñoom. mais waaye. xam ne ni dafa am connotation politique. waaw parce que kuy jiite DER il n'est pas politique. voilà déedéet ba tombé aussi ci piège politicien yi aussi. Daouda conseil départementaux de la jeunesse yi ci boppam ñoom ñoo njëkk a ŋàññi li nga xam ne ay chiffres la yoo xamante ni. kii jiite DER da ko avancé ne kat ci département yooyu noonu financé na fa lii ci limu doomu aadama dugal na fa lii ci ay milliards pour wax leen ne la ñoom ñëpp li ñuy def moom mooy financement politique gis nga DER xam nga DER kañ la gënoon actif mooy veillu élection présidentielle yi xale yu bëri ci lañ leen financé ay 200 000 lañ leen jox du pour ñu rembourser waaye instrument de développement électoral clientélisme politique la woon. yaa ngi dégg. donc loolu moom moo tax ba nga xamante ni Macky Sall fépp la lajj mais rawatina ci lii di ndaw réew parce que soxalu ko encore une fois li ko soxal mooy tappale li français def tappale yi wolof naan tappale moom day tappale rek. mais finalement pour ci kanamu nit ñi ñu yaakaar ne mi ngi liggéey fekk defu fi. mais finalement Daouda est-ce que yéen benn instant vous n'êtes pas un peu nihiliste quand même parce que gis nañ président de la République comme ni ñu ko waxee événement mars yi mu génn. ak benn forme volonté pour accompagner ndaw yi par rapport ak seen liggéey yéen déjà rek seen slogan yi ku leen topp yaakaar naa ne xëy du am Auchan dégage Total dégage Auchan de kii dégage ñu koy waxee Orange dégage te ñooñu ñëpp ngeen wax pour ñu dégager ñooñu ay sénégalais ñoo fay liggéey finalement est-ce que yéen bu leen toppee à votre rythme. le taux de chômage du yokk au niveau du Sénégal quand même. gis nga bu ma diggee. daf ma yóbbu démb rek. bi Faidherbe bu ñëwee di tabax pont bi. am sunu maam yi doon jóg di bañ. ñoom El Hadj Omar Foutiyou Tall. bañ nooteel gi. bañ France sanc fii. am na ñu doon wax naan leen déedéet yéen ku leen toppkat pont du fi am. waaye pont boobu noonu xam nga ne ba ka fa kii di tabax. Faidherbe nekkul woon pour ñun daf ko fa defoon pour faciliter déplacement armée coloniale bi ngir gën a mën a noot askan wi. tey itam. Auchan ak Total ak yooyu ñëwuñu fii pour ñun. mais yaa ngi dégg. mais certes ñëwuñu fi pour mën nañoo wax ne certes. nga réew mën nañoo wax certes mais qu'est-ce que vous proposez en fin de compte. moo tax croissance bi ñuy wax li ñu proposé moom mooy doomu réew mooy tabax réew ci biir koor gi yaakaar na ñaari ay bés lay toll. mais doomu réew boobu gis nañ carrément le secteur privé sénégalais ñoom dañoo dispersé wu. déet dañ leen a jàppalewul Macky Sall da leen a jàppalewul xam nga ko xam naa ko ñëpp xam nañ ko marché yëpp. ay entreprise étrangère la koy jox ay turc ay saoudien wala ay marocain surtout nag ay français ñun yàggul dara dem nañ wuy ji fekk kii daf ñu invité woon nu mu tuddati waaye Eureka bu Dembaka seen kii bi nekk ci kaw autoroute à péage bi ñu koy rafetlu lool parce que xam nga ne autoroute à péage bi entreprise française rek ñoo fa doon installé wu Orange ak nu mu tuddati waaye Total ak Eiffage ñoom rek ñoo ko séddoo woon ñu dem fa gis fa mu def fa loo xamante ni ñun ñu ne kat lii mën na nekk ndaxte exonération fiscale yi nga xamante ni Macky Sall da koy defal entreprise française ay Total ak yooyu noonu bu jëlee jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñoo ay doomi réew di jéem a taxawal dara di créer emploi jàppale leen bu baax a baax bañ taxaw yaakaar naa ne dina tax ba nga xamante ni secteur stratégique yépp ay waa Sénégal ñoom ñoo koy gérer bu ko defee la fay juddoo jur te nga xam moom mooy nekk support croissance bi croissance boobu noonu dana des ci biir réew mi mais li tax tey bu ñu nee am nañ croissance taux de croissance 6% nit ñi duñ ko sentir. mais parce que nous avons une économie extravertie maanaam économie boo xamante ni waa bitim réew ñoom ñoo teg loxo te niñ ci tegee loxo lépp loo xam daf fi génn ci xaalis noonu lañ koy jëlee tamit rapatrier ko mu dem seen ay réew moo tax bu ñu nee 6% booy xool fii li fi des 1% lay tollool wala 2%. looloo tax ñun ñu taxaw ne kat pour la souveraineté monétaire France dégage pour la souveraineté territoriale base française dégagée. loolu moom moo tax tamit ñu taxaw ne kat doomu réew moom mooy tabax réew te Auchan Carrefour ak grande surface yooyu noonu dañuy nasaxal li nga xamante ni moom mooy liggéeyu suñu yaxantukat yi maanaam suñu commerçant yi moom moo tax nag ñun ni ne kat ñun danañ ànd ak suñu commerçant yi xeex ba concurrence
déloyal boobu ak disproportionné boobu noonu nga xamante ni moom lañ leen di imposer concurrence boobu ñun dinañ ko xeex ba mu dañ. ñu jeexalee ci parrainage bi nga xam ne yéen bokk ngeen aussi ci li ngeen yi ñaawlu ñu gis ne aussi CEDEAO artu na ci mais dafa mel ni état bu Sénégal aussi moom dafay def résistance par rapport ak délai bi nga xam ne jox nañ ko. nee naa Macky Sall xamul loi xamul décision judiciaire. xamul sëriñ xamul dara Macky Sall xam na la xam li ñu def ak moom mars bi passé te mu nekk aboutissement. suñu manifestation yi ñu doon def. depuis 2012. moom moo tax itam ñun fi ñu bëggoon indi askan bi moo wan leen ne Macky Sall mii ñi jàkkaarlool kat nekkul koo xamante ni nitu jàmm la nekkul nit koo xam nitu laamisoo la nekkul nit koo xam nit kuy déglu la moom ni mu mel da nga ko ciy fekk ngir mu mën naa déglu te ni mu mel moom mooy jaay doole fu ñaaral kanam ñàngal ci loolu nga koy fekk ci loolu lañ ko fekk ci mars bii di passé te. bu fi toogaa taxawaatee bëgg fay jël ay dogal wala bëgg fay salfaañ utiliser li nga xam ne mooy suñu justice ngir di faagaagal ay doomu aadama ñu delloowaat buum ca boy ga te nañ nawoon fa woon noonu lañ koy defee ndaxte kat ñun dañ ne. li nga xam ne mooy démocratie bi nga xam ci la ñu dund ak àq ak yelleef yi ñu am. suñu ay maam suñu ay baay ñoo ko xeex. waddeewul ci kaw asamaan si ñun nag du ñu nangoo mujjee puso mu réeree suñu loxo ndaxte bañ koy xeex entre 2011 et 2012 Macky Sall boobu mi ngi ci ñun ñuy xeex. salfaañe gi Ablaye Wade bëggoon salfaañe lii di constitution bi te jàppoon ne doom la fi bëgg a teg ñun booy xool ñun fa ñu nekkoon lañ nekk bu fekkee koo xam ne soppiku na war na Macky Sall la. est-ce que finalement à chaque fois depuis les indépendances président bu ñëw rek sont les mêmes combats est-ce que finalement yéen vous ne vous trompez pas aussi de cible par rapport à mais parce que président bu ñëw depuis les indépendances c'est les mêmes pratiques. donc tey est-ce que jotul ñu xoolaat wala sax yéen ñi nga xam ne yéenay déclencher les luttes ngeen xool seen lutte il faut leen koy orienter quand même. déedéet ñun suñu lutte fi ñu ko orienter parce que dafa mel ni yéen ngeen xeex l'essentiel mais vous combattez des personnes quand même. musuñoo xeex personne est-ce que entre 2000 et 2012 xeex nañ Macky Sall. est-ce que entre 1981 et 2000 xeex nañu Ablaye Wade. déedéet du ay nit la ñuy xeex bu doon Mademba wala. Mansour wala Massamba moom moo nekk ci place su Macky Sall du jëmm ji la ñuy xeex la preuve est-ce que tey ñu ngi wéy di xeex Ablaye Wade déedéet Ablaye Wade dañu reconnaître que ni quelqu'un la boo xam ne dafa participer ci construction suñu démocratie. gannaaw ba ngeen ko buuxee ba mu génn. non loolu déedéet buuxuñu ko ba mu génn dafa jeexal constitution bi moom moo ne kii jeexal na moom ci boppam waxal ko boppam comme ni ko Macky Sall waxalee boppam ne moom ñaari mandat kenn doo def lu ëpp ñaari mandat loolu nag xam nga constitution moom moo leen mooy la volonté générale. mais constitution bi sur troisième mandat qui di président Macky Sall c'est pas clair. constitution bi parce que les divergences xam nga il y a l'esprit et la lettre il y a l'esprit et la lettre l'esprit mooy li nga xam moom moo taxoon réforme bi jóg. te ci loolu la Macky Sall fondé woon campagne am. ci référendum bi mooy ne kat li tax muy def réforme bi. dafa bëgg woon campagne am. oui dafa bëggoon ne. c'est un politicien quand même. lan la fenkat. déet bu dee loolu moom mooy fenkat bu dee fenkat la nag moom ñun dinañ fekk ak keneen koo xamante ni dafay ñëw jël ay engagement loi bi nekk nii nga ñëw def lu lay neex ñun dinañ la ñëw jàmmarloo ak yow. Merci beaucoup Daouda Gueye. Je rappelle que vous êtes le chargé de la formation et de la communication au FRAPP waxtaan bi neexoon na le mot de la fin lan loo bëggoon waxta ñu waxuñ ko. waaw li ma bëggoon wax moom mooy di ñaan yàlla nangul nu suñu koor. ñun ñëpp. gannaaw bañ ko ñaanalee ñi nga xam mooy suñu mbokku jàngo bi nga xamante ni bu yàggul lañ génn ci koor ñoom itam. tey ñaan jàmm am ci réew mi. di ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite Macky Sall ci bopp bi. delloo ci seen xel te xam ne réew mi du réew moo xamante ni mën nañ fee saxal nooteel réewum bañkat la réewum démocratie la réewum liberté la tey wax sénégalais yi également ñu bàyyi di déléguer seen ay combat waaw nañuy bàyyi di gis nga xam nga xeex bi li koy metti moom mooy benn groupe bi toujours ñoom ñooy jóg di xeex moo tax nga naan yéen a ngi ci lépp te xeex bi ñu xeexu askan wi la moom moo tax nañu bàyyi di déléguer seen ay combat bu ñu yaakaaree ne tamit ne combat yi déedéet nañ bàyyi rek dina kii lu ñu muñ tey ëllëg dinañ muñ fukk ba te bu ñu jógoon régler ko dina régler te régler bi du lenn du sànni xeer du saaga du toj du dara mooy taxawaay bi rek ngir ñi nga xam ñoom ñu jiite comprendre carrément nii ñu doxale réew mi ànduñu si ñu ci woo askan wi wax dëgg yàlla que ñu cultiver n'est-ce pas donc cette attitude là citoyenne ndaxte citoyen kat ñaari pàcc la benn bi moom mooy obéissance
benn moom mooy résistance bu résistance jotee nag parce que dañuy salfaañi ak yelleefu askan wi dañuy salfaañi li nga xam mooy ndayaate gi maanaam la mère des lois la constitution ñu jóg taxaw xeex ci xeex bi ñu ci war a war te bañ ne kat man lii sama yoon nekku ci duma ci xeex nit ba mu dal la nag yow nga yuux pour am ku lay wallu fekk yow bu ñëpp àndandoo woon yaakaar naa xeex yëpp noonu dina mën a am ndam ci kaw loolu la FRAPP teg le front multilutte doy na mu ëmb ay kuréel yu bari yoo xamante ni li ñuy ñaxtu ku ci nekk bokkut ak sa morom ñi àndandoo moo war a doon suñu manifestation bi ñu amal dimanche bi di passé place de l'Obélisque mu nekkoon avant-goût parce que on va vers un grand rassemblement boo xamante ni ñi nga xam dañu am ay jafe-jafe ñi leen di jaay doole ci Sénégal ñëpp danañ daje am feeñu maanaam manifestation bu mag a mag a mag ngir Macky Sall dégg ne kat dafa war a dakkal li nga xam moom mooy jaay doole bi am ci réew mi ak injustice am ci réew mi comme ni ñu ko waxee doy na. merci beaucoup merci Daouda merci yéen ñi nga xam ne yéen ñoo topp dañu suivre suñu différentes plateformes yi page Facebook wala si YouTube bi tey nag moo nekk le dernier numéro de la semaine jeudi Korité oblige di ñaanal ñëpp aussi yàlla nangu suñu koor ñëpp ñu leen di souhaiter aussi ñu am Korité bu neex vivre ko en quiétude avec ñoom ñëpp ak seen famille d'ici là prenez soin de vous quant à moi je vous retrouve Inch'Allah s'il plaît à Dieu lundi prochain. Merci beaucoup et restez en compagnie de nos programmes. Merci.